télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci tolluwaayu coronavirus bi ak bilan bi nga xam ne bàyyeekoo na tey jii ci ministère de la santé ñeel wopp jekk ni mu demee ci 24 heures yi ñu génn lam ca wax bokk na ci ñaar fukki doomi aadama yoo xamante ne ji ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn mu di bilan record bopp bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi mësee gu seeg am bilan bu ñu toll ci nit ñu ñàkk seen bakkan ci woppi coronavirus ji leneen lu ñuy waxtaanee ci xibaar yi dana bokkit ci armeel ya fële ca diwaanu Ndar mu di armeel yi Caaka Njaay di Malmiya yi ba fi nga xamante ne moo di Ciem la ñu fay denc ci aw nit bés bu yàlla sàkk te woppi coronavirus ji tax dafa dem sax ba tiital ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy kilifa yay saytu yooyu la armeel tax nañu yëkkati seen kàddu di sàkku ci askan wi ñu bàyyi xel wopp ji ndax mbir la moo xamante ne ji lu ama am la. ñetti doomi aadama yooyu teg nañ leen loxo di leen tuumal faatuk kii di Lobe Ndiaye enquête ba ñuy def ci ñoom moo waral ñu jàpp leen ci seen gis-gis seen loxo kon génnul ci li faat xale bu jigéen boobee ci pàttali fan yile la ñu ko gis ñu faat ko ba daal di koy sànni ci fi nga xamante ne ji moo di ca boori autoroute à péage ba. lu ñeel wàllu politique ak révision exceptionnelle liste électorale yi door nañu ko tey ji war a wéy ak moom ba fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar fële ca mairie bu Dakar Plateau li ñu seetlu moo di daal nit ñi xëyuñu kon dem bari bindu ji lu aju ci li nga xamante ne ji kon moo di seeni wu nekkin ñu seetlu ne daal ñoom ñi nga xamante ne ji ñooy askan wi jëlaguñu kon bindu ji ak liste électorale yi waaye préfet sous préfet kon bu Dakaru di Jibi Diallo xam leen ne lépp lu doy matuwaay gaa ñi jël nañu ko ngir mbindu mi di révision liste électorale yi mën a kon tege ci yoon. wàllu tàggat yaram lu ñeel basket lii di afro basket ci wàllu jigéen ñi Cameroun 2021 fa lañ koy amale Sénégal xam na kon ci ban poule la bokk mi ngi ci poule C bi bokk ko ak ki ngi équipe bu Égypte ak équipe bu Gabon des na ko yaatal ci kanam tuuti mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ngeen taaxilu ñu faram-fàccee leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaar yi ak lu ñeel tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal bilan bi nga xamante ne ji waa ministère de la santé ak action sociale joxe nañu ko tey ji mu ñeel tolluwaayu coronavirus bi gis nañu ci lu ñu naan record di loo xam ne bi wopp ji amee ba léegi ñoo ngi ko ciy soog a dégg ñaar fukki doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ci coronavirus bi lu aju it ci yi nga xamante ne ji daal ñoom la ñu am ne ñoo amee wopp ji ci 24 heures yi ñu génn toll nañ ci junni doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom ñu jële leen ci juróom-ñetti junni ak ñu jële leen kon ci ñetti junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñett fukk yoo xamante ne ji kon mooy test kon yi ñu def lu aju ci cas grave yi te seeni borom toll nañu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn maanaam 76 cas grave des ba léegi ci woppi coronavirus ji ak doomi aadama yi ci ñàkk seen bakkan lu ni mel dafa tiital ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi sàmm armeer ya nekk ci diwaanu Ndar fu ca mel ne armeel yi Caaka Njaay yi Malmiya yi ak fi nga xamante ne moo di Ciem li ñuy gis moo di fan yi la ñu fay rob bari na lool tax kilifa yi yëkkati seen kàddu di sàkku ci askan wi lu ñu mën a moytu feebar bi rek nañ ci góorgóorlu ndax li mu yóbbu ci bakkan bari na lool ñu ànd ceeg Ousseynou Diop. jamono jile li ñu nemmeeku ci armeel yi mooy ñiy faatu dafa bare Covid 19 la waa wala déet ñu ci bare nag mënuñu ci joxe tontu waaye ñoom li ñu gis mooy jamono jile mbir yi dafa gën a takkarnaase Marmiyal ñu dem fa Massamba Diaw lañ fa fekk ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu cimetière yi nee nañu ñoom li ñu gis jamono jile daf leen tiital. léegi dafa bëri même moom mii di gas démb mi nga may wax man de dama tiit ndax luy dugg si almeer yi ci fan yi bëri na trop waaw démb mi may wax loolu. bëri na trop presque lu ma kiyagum daal bu nu commencé bu nu tabaskee ba pare lu mat 20 personnes daal dugg nañu. benn bërëb di Ciem ak Caaka Njaay Massaw Mbay lañ fa fekk bokk ci ñi nga xamante ñooy saytu bërëb bi moom sax ci jàngat bi mu def mooy ni bu fekkoon ñaar ñoo daan faatu par bés léegi ëpp na fukk ci la ñuy rob. mën na ji moom dana xaw jaaxle lool par rapport ak jamono yooyu passé parce que jamono ji dina xaw jaaxle dégg dafa si bëri trop parce que dafa jëkk ay ñaar ñetti ñeent léegi da nga toog ne ay 10 15 oto di la romb 10. për bis saa 9 saa 7. askan wi sax ñoom it di ci joxe seen i xalaat gis ni sax mbir mi dafa gën a takkarnaase Ibrahima Niang la ñu daal di dékk suñu micro moom ci gis-gisam ay mag yu bari nga xamante ni xamoon na leen daal nañuy faatu.
loolu am na man kay dégg ma ne sama genn wàllu waajur yëpp mbas mi yóbbu na leen genn wàllu waajur yëpp dëkk kër boo gis mbas mi am na fu mu mel na kon Covid 19 bi war nañu jël yeneen i matukaay natt ñay faatu jamono jile bare na lu ci mëntaam am askan wi ñu ci bare duñ ci nangu yiy yàbbi. dellu si Ndakaaru waxtaane wàllu ñàkk yi ak tolluwaay gi ci jamonoy coronavirus gi gis nañu ne ñu bari ci askan wi jamono ji ñàkku ji mooy li leen gënal lu aju ci taskatu xabaar yi nag fële ca Synpics kon dañu ko jaare ca maison de la presse Babacar Touré am na point de vaccination boobu sampal nañ leen ko fa ñetti fan yoo xamante ne ji muy journaliste yi di techniciens yi yëngu ci wàllu média ak yeneen liggéeykat yi nekk ci mbiru média danañ fa mën a dem kon ngir mën a ñàkku ji loolee nag ngir daal moytu rang bu metti bi ak it lu aju ci ni leen yenn barab yi ñàkk jàppandee ci ñoom Fat Bintou Konté ak Pape Sa Ngone Mbaye doxantu woon nañu fa. ca fajarteel la ñu ñëw ndànk-ndànk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi techniciens yi ak ñeneen liggéeykat yi nga xam ne ci média bi la ñuy yëngu amalal leen benn unité de vaccination boo xam ne ñoo ngi ko installé fii nga xam ne moom moo di maison de la presse ndax dañoo jàpp ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy journalistes yi ñi ci ëpp dañoo nekk ñoo xam ne ay vecteurs de transmission de la maladie la ñu la ko waral moo di dañuy déplacé wu lu bari. nañu journalistes yi tey ci mbas mi nii journalistes yi ñoo ci gën a exposé wu gis nañ ci première vague bi ak ci deuxième vague bi amoon na ay mesures de restriction ñu bëri presque population ñu bëri dañoo nekkoon seen kër di liggéey am na ñoo ñu bëri presque duñ doon génn sax mais n'empêche que journaliste dañ doon génn di information di informer population bi te képp ku génn moom forcément tu es exposé. ndax journaliste fu nekk la ñuy dugg fu nekk la ñuy dem pour am information mettre ko à la disposition ci public bi yëpp donc ñu vacciner leen def di loo xam ne lu am solo baax na trop. bu ñu xoolee troisième vague bi sax nga xam ne jamono ji ma ngay def ay jéey ci dëkk bi li nga xam ne moom moo di presse bi it dugg na fa. ndax xam nga troisième vague bi presque y a certains organes de presse ñoo wax ne certains presse ñoo journaux yi ñoo xamante dañoo ne presque une cinquantaine de journalistes dañ leen infecté. donc c'est des gens yoo xamante dañoo exposé ci mbas mi. mu di nag initiative boo xam ne initiative bu ñu rafetlu la ndax presse bi dafa nekk moyen de sensibilisation boo xam ne dafay mën a jàppale askan wi ñu mën a dem ñàkku ji. ñun en tant que professionnel de la communication dañu am wàll ci mbir mi c'est-à-dire que comme dañu bokk ci communication bi ak sensibilisation bi. journalistes yi bu ñuy vacciné wu dafa am exemple bu ñuy renvoyer nit ñi. ñetti fan nag li nga xam ne moom moo di presse bi nekk fii ci Ndakaaru dana am opportunité nag vacciné wu ci lu yomb ba dee. hôpital Abass Ndao donte sax ñoo ngi def kéemtalaay kattan ngir mën a taxawu ñi woppee Covid 19 ji tëral li koy firndeel bokk na ci CTE boobu samp nañu ko fa waaye ginnaaw la ñu benn yoon yeneen xeeti jàngoro yi nga xam ne mi ngi dal nit ñi ñu fay dem doon ko fa fajee lu ci mel ne ay xeetu diabète ak xeetu jàngoro yooyee dañu ci ànd ak reportage ak Mamadou Fall. Abass Ndao di bërëbu fajukaay boo xamante ni niveau 3 la. am ab CTE ci ñetteelu wàggu Covid 19 gi daanaka sax mu nekk bërëbu fajukaay bu ëpp ay lalu réanimation. fi mu toll nii ñu am fukk ak juróom-benn lal ci fukk ak juróom-benn lal yi juróom-ñaari lal sauvetage la donc si lal sauvetage yi ñi nga xam ne CTE yi nekk Sénégal ñi si ëpp capacité si lal sauvetage ci lañ bokk donc loolu aussi si temps bu record. boo dee xool yorinu Covid 19 gi li mu laaj moo di organisation bu mucc ayib rawatina nag bu fekkee. yeneen i jàngoro nga koy gérer. lu ñuy gis ñun ci SAU bi bëccëg comme guddi nit ñi bare nañu ñi ngi ñëw consulter wu parce que nit ñi symptôme bu ñu mënta sentir dañuy dem hôpital te taux bi gën a yokk que ça soit en hospitalisation que en consultation. ku wax yeneen i jàngoro yu ñuy nemmeeku saytu bi lu ñuy gaaw a def la médecin bi jàpp ni ak yomb sax ñu daal di xàjjale Covid 19 ak lii di crise asthme. temps feebar yooyu ñu ngi ñëw ba léegi. mais yàlla def na am nañ scanner boo xam ne mu ngi daw bés bu su set guddi ak bëccëg waxtu yëpp dana tax ñu mën a jël en charge feebar yi am Covid ak ñu amul Covid. am nañ asthme am nañ yeneen feebar. hôpital beeg pression bi waaye teewul Abass Ndao ngi doxal yëf yi ci yoon yeneen i jàngoro yëpp yi fay ñëw daañu leen jël en charge. pathologie yi am mooy maanaam mbiru diabète maanaam mbiru ñii di amee goitre maladie endocrinienne yi ñii di amee problème tension ñii di ñu ngi ñëw. ñi war a opérer ñi am problème bët
ba léegi ñoom ñu ngi ñëw. maire ba futt lool ci comportement yeneen Sénégalais yi nga xamante ni nangoo ñu respecté li nga xamante ni moo di mesure barrières yi directeur hôpitalu Abass Ndao ngi yëkkati kàddu jëm ci ñoom. mbiru tarixa du mbiru parti politique du mbiru gouvernement mais mbiru ku si nekk la si ñun nañu jàppale waa Kër Docteur pour que ñi nga xamante ne malgré mesures yi ñu jël yëpp mbas mi dal na leen suñ ñëwee ñu mu leen toppatoo. des ba léegi ci wàllu wér gu yaram wutali diwaanu Kaolack jamono ji nga xamante ne ji dëkk boobee woppi coronavirus yeeg troisième vague bi am na fa doole lool ci loraange yi mu fay def ne ba mu dooree ak léegi nemmeeku nañu fa ñeenti téeméeri doomi aadama ak juróom yu ko amee tey jii nag foofee ca Kaolack dañoo xëyee campagne bi ñeel fàggoog moytu ci woppi sibiru si li ñuy bëgg daal moo di lim bi ñu amoon ci ñuy sibiru si daaneel foofee ñu natt leen ñu am lim bu ko yées lépp rek ngir delloo sibiru bi ginnaaw ñu jagleel ko nag xale yi am ñetti weer jàpp fukki xale yi am kon fukki weer jàpp kon ñetti at ñu ànd ci ak Pambay Diaw. campagne bi jëm ci aar xale yi ci paludisme daal di door région bu Kaolack nag ñu am ci at mi juróomi junni ak fanweer ci ay malade bu paludisme ki ko xamle di médecin chef régional bi moom nag mi ngi xamle rek ne campagne bi bokk na ci li nga xamante ni moo mën a aar xale yi ci sibiru. ne xale yooyu sibiru daf leen di faral di sonal lool te fi mu leen di gën a sonalee mooy ci période bi maanaam ci période nawet ak district Kaolack mooy district bi nga xamante ne fii la sibiru bi gën a taree ci biir région de Kaolack boo jëlee téeméeri cas de sibiru bu am ci biir région bi juróom-ñaar fukki yëpp fii la ci biir Kaolack. campagne boobu nag di tàmbali ci waxtu woo xamante ni région bu Kaolack daal dina ni am 405 cas de Covid 19 médecin chef régional bi di dalal xel yi. ñi ngi amalee campagne bi ci biir contexte mbas bi te loolu depuis daaw la loolu tax na ba dañ ci boole. ay jumtukaay yoo xam ne pour respecter mesure barrières yi la. juróom-benni nit ñi nga xamante ni ci 2020 bi danoo ñàkk seen bakkan ci paludisme préfet bu Kaolack jàpp ne loolu dafa bari ba tax muy woo parents yi ñu indi seen doom yi ci structure sanitaire yi. li waral campagne bi mooy aar xale yi ci sibiru aussi wàññi xale yi ci faatu surtout ci sibiru ci période bii ñu nekk. période bi nga xam ne mooy période du nawet surtout nag di ñaax jigéen ñi ñu indi xale yi ci poste de santé yi. campagne boobu nag ci ñetti pàcc lay am loolu liñ ci jublu rek mooy jiima aar xale yi ci nu mu gën a bare. Pape Mbaye Diaw jubbanti tuuti as lëf campagne bi ñeel aar xale yi ci woppi sibiru ñu ngi ko jagleel xale yi am ñetti weer ba fukki at. leneen ci wàllu xibaar mu di lu ñeel faatuk Lobe Ndiaye di benn xale bu jigéen bu ñu fekkoon ab néewum ci autoroute à péage bi ñu faat ko ci anam bu doy waar ñoo ngo ci enquête ba am na ñett ñooñ jot nañu leen cee teg loxo ngir lijjanteeg ñoom ndax seen loxo da caa laale am déet ñu ànd ci ak Abdou Diouf Diagne. jamono ji ci lu soxal enquête bi ñeel faat gi nga xam ne dañu koo faat kii di Lobe Ndiaye ñetti nit tegagul nañu leen loxo bu ñu sukkandikoo ci ab xabaar boo xam ne dafa jege lool dossier bi ki si njëkk nag ab sëriñu tariyaax la fekk baax ca Caaroy Azir ci banlieue bu Dakar suñu sukkandikoo ci enquête bi kii nga xam ne dafa faatu bi ñu koy mujjee gis moom moomu la amaloon rendez-vous bu ñu sukkandikoo ba tey si suñuy xabaar ñoom ñaar ñi xamante woon nañu bu yàgg sëriñu tariyaax boobu nag daf ko daan faral di ñaanal lu bëri ki ñuy xibaar di ñu xamal ne sax soxna si nga xam ne nag dafa ñàkk bakkanam dafa ubbi woon beneen place ca Diamniadio demoon ci sëriñ boobe nag ngir di saaku ay ñaan ngir liggéeyam ba foofa mën a dox ñaareelu nit bi nga xam ne dañ ko cee tuumaal moom nag nee nañu mooy chauffeur bi nga xam ne moom moo doon dawal oto bi sànni néewu Lobe Ndiaye fële nga xam ne mooy ci pôle urbain bu Diamniadio ñetteel bi nag dañoo jàpp ne moom loxoom seetu ci lan moo waral nag ñu daal di koy faat ba léegi ni nag amaguñu ay xabaaram bu ñi naan agression la ñi naan sacrifice la mbaa siif goo xam ne dafa mujj si bakkan wadd enquête bi képp moom moo ko mën a leeral jamono ji juróomi fan yi gerew moom la étudiant yi ci université Alioune Diop bu Bambey xàppiti boole ceekit sax di dem ci restaurant ba di lekk te duñu fay ñoo ngi dànkaafu nag kilifa yu UFR ba foofee ci ne bis bu ñu jéemee jëli daan di teg seen ndodd bu boobaa yëfee dana gën a doy waar ca joojule daara ñu ànd ceeg Babacar Diouf. bukki bi mattoon étudiants yi ñu dàqe ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu ngi bëgg a ngëpp étudiants yi ñu nemeeku ne danoo bokkoon ci ñi doon yàq examen yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci UFR économie ci université Alioune Diop bu Bambey wante fii ci Bambey moom coordination des étudiants ne dund ko bàyyi benn yoon. temps bi mu ngi buntu xatal di ñu jox ay convocation pour le lundi à 9h dans les locaux administratifs de l'UFR économie mais amul luñ ci tiit amul luñ ci ragal. mun fa am parce que balaa ngaa daan nit am foo ko daanee. am loo ko reproché mais amul benn reproche bu ñu mën a defal ñoo ngi nag di wër média yi di ñuy jaxaseeg àdduna bi di ñuy jaxaseeg sénégalais yi mais di wax ne loolu mënut a prospérer parce que étudiant Bambey fii ku ko xam
xam ne nekkul ci ay violence nekkul aussi ci ay sabotage kon loolu peine perdue la. Assane Ndour mi di président bi ak ay moroomi étudiant am ne université Alioune Diop bu Bambey kilifa yi am nañ leneen lu ñu war a mën a def lu dul topp ci étudiants yi di leen noggatu. université bi dañu mën nañu wax ne c'est une université à problème fépp ay métti dafa am problème pédagogie dafa am problème étudiants yi 4 mois yi nii ñu nekk campus 2 campus bu ñu nekk nii 4 mois yi nii wala plus amuñ ndox 3 mois boobu ba tey ay fondement la ay gas dañ fay gas gi sax ay garab ñoo ngi ciy sax. ci wetu jafe-jafe yi ñu am ci wàllu amphithéâtre ak salle de cours étudiants yu Bambey yi am ay jafe-jafe yu bëree bëri ci seen campus social bi nga xamante ni fa la ñuy dund. examen yi baccalauréat yi ñu doon def am fukki ndongo ak juróom yooyu dañu leen a tegoon loxo ca Kees ci diwaanu Kees ndax nee nañu dañ doon tirise ñooñee nag ginnaaw bi ñu leen jàppee tey leen ci garde à vue mujj nañ leen bàyyi gendarme jamono ji di wër benn professeur boo xamante ne ñeen day yëngu ci wàllu philosophie ndax dañoo jàpp ne fa yëf yi jógee loxoom génn ci Cheikh Anta Diop ciy leeral. ginnaaw ay waxtu bi ñu leen dégloo élèves yi ñu tuumaloon na dañ doon tricher ñu jàpp leen fii ci Pekes ñu nekkoon ay candidats libres fukk ak juróom lañu woon fukk yeeg ñeenti di jigéen kenn rek moo ci nekkoon góor ñu nekkoon garde à vue ci poste bu gendarmerie bu Pekes kii di chef de poste bu gendarmerie di adjudant Insa Gueye nee na li tax ñu bàyyi leen dañoo jot ndigal ci procureur bu tribunal bu Tivaouane waaye nag dossier bi defar nañu ko ba jébbal ko procureur ki nga xamante ni sax moom moo sokki woon mbir yi di benn professeur bu ñuy duppee monsieur Diaz nekk professeur ci benn collège privé bu nekk Géejawaay moom de jamono yi dafa daw waaye nag takk der yi ñu ngi koy wër xibaar yi nga xamante ne sax am nañu ko nee nañ moom moo jëloon candidat libre yi jëlee leen Géejawaay indi leen Pekes utal leen kër dalal leen fa luye ko bi sujet yi génnee nag élèves yooyu ñoom ñoo ko jox sujet yi mu corriger ko jaarale ko seen téléphone portable ci WhatsApp ngir élèves yooyu mën koo jël bi ñu ko jëlee nag doon copier ci la leen surveillant yi gis jàpp leen waaye kii di inspecteur d'académie bu Thiès di Pape Baba Diassé bi ñu jokkoo ak moom nee na conseil disciplinaire bi daañu daje ci lu gaaw fas yéene càmbar mbir mi ngir fas yéene ci indi ay sanctions jëmale ko ci ndongo yooyu doon tricher. wàllu politique lu ñeel révision exceptionnelle liste électorale yi door nañu ko tey ji ci samedi ji war a wéy ak moom ba fukki fan ak ñeent ci weeru sattumbar tey ji nag fële ca mairie bu Dakar Plateau xëy nañu fa doxantu ngir xool mbind mi nan la demee la ñu fa gis moo di askan wi defaguñu ndiiraan ngir di bindu ji ki nga xam ne moo di sous-préfet bu Ndakaaru di Djibi Diallo xam le ne lépp lu doy matuwaay daal jël nañu ko ngir yëpp tege ci yoon rawatina sax ci jamono ji nga xamante ne ji wopp ji tax na ñuy moytu yi daje ak yu baree bari des ci ànd ak Alhassane Ba ci reportage. teel nañu tàmbali ci suba gi commission bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ŋànk li ko dalee président bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy teewal parti politique yi sous-préfet bu Dakar Plateau ak i ñooñam jëloon nañu disposition yëpp. commission yëpp démarré nañ déjà à 8 heures avant 8 heures équipe yëpp taxawoon nañ fekk na leen fa à 8 heures pile démarré nañ commission yi incha allah ni la ñuy démarrer ni nañ ko doxalee ba fin opération yi donc à ce niveau là benn problème amu ci la ça se passe normalement commission bu nekk am na président. am na représentant du maire am na représentant des partis coalition des partis légalement constitués am na représentant SEDA ba xamante ne bi effectivement ñu ngi fonctionner normalement. amul benn buuxante biñ fi nemmeeku nit ñaa ngi ñëw benn moom mi ab ndaw la mu di guléet ci moom muy bindu. 20 ans. waa première fois organisation bi ni ma ko gisee baax na. soo ba léegi commencé nañ ñu ngi inscrire fii am nañ habitude. yor commission boobu ba léegi commission yi fi la ñuy jaar amuñu benn problème. ci commission bi ñu gis ne direction autonomisation fichier teewu si li ko waral nag sous-préfet Djibi Diallo di ko leeral. effectivement ñu ngi laajte lan moo tax daaf ñëwul pour def ay instruction nekkuñ ci situation instruction carte d'identité fii ci dans les commissions dañ nekk ci révision exceptionnelle nii la mës a mel li fi amoon daaw li fi amoon élection yi passé mooy affaire carte CEDEAO yi c'était une innovation une révolution la woon. ñëpp war a uti ay carte d'identité cette fois-ci nekkuñ ci situation boobu moo tax effectivement waa DAF nekkuñ ci actuellement fii. opération yi di wéy di jaar yoon ci ab dal fii ci mairie bu Dakar Plateau lépp nag ñu koy def di respecter digle waa kër docteur ak mbas mi ñuy dund. ay masque a ngi fi yu doy gel a ngi fi raxasukaay loxo yaa ngi fi dinañ def le tout pour insister que ñu respecter les mesures barrières bi ngeen ñëwee ba léegi gis ngeen dañ koy respecter kenn par kenn mooy dugg. moom mi fi teewal maire bi di sàkku ci askan wi ñu teel a ñëw bindu bañ a xaar ba mujjantal gi di ñëw di fi buuxante. bu ko defee ñu am problème pour faire respecter les mesures barrières.
Jacob Desvarieux di artiste bu mag bu ñu ràññee mu bokk ci ñi taxawal groupe Kassav fekk baax Guadeloupe génn àdduna ginnaaw woppi Covid 19 ji ko tëraloon mu nekkoonub diir sax ci coma artificiel mujj na génn àdduna ci juróom-benn fukki atam ak juróom moom guitariste Guadeloupe boobe bari nag foo xamante ne ji ay seede bàyyeekoo na fa jëm ci moom ci ñi ko xamoon teewe ci kàdduy seede yu ki nga xamante ne ji moo di taskatu xabaar bi di Anne Marie Fall xarit la woon ci ndem si yàlla Jacob Desvarieux dikk na ak ñun ci li mu jàpp ci moom naka noonu it moom Jacob Desvarieux lenn ci ak ndawam ci Sicap Rue 10 fa la ko passé ñu déglu Anne Marie ki nga xamante ji mooy seede yu Anne Marie Fall. maa ngi bokk ak yéen tiis bi di génn àddina suñu mbokk sénégalais entier dëgg la waaye sénégalais ndax dund na fi 1966 ba 1968 li ma leen di wax nag lépp Jacob ci gémmiñam laa ko jëlee nee na 1966 la fi ñëw ànd ak yaayam boobu ñu ngi def festival mondial des arts nègres yàlla def mu dëkk sama kër tante mu di sama kër turandoo magu sama turandoo muy Antoinette Bonheur Antoinette Bancal ne madame Bonheur yàlla def hasard amul ndax kër gi ñu dëkkoon ñun sama bopp yi sama waajur dëkkoon dañ bañ toxoo 1966 kër googu borom kër gi daf ko def école fa la Jacob jàngee fépp dugg naa fa ndax moom muy Zénith muy feneen ak feneen wax dëgg si yàlla demam bi metti na ba fi bu metti mën a yem waaye yàlla kenn du xëccoo. wàllu tàggat yaram basket ci jigéen ñi afro basket ba ñuy séntu ci réewum Cameroun war koo amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar Sénégal xam na kon ca ban poule la nekk ma nga ca poule C ba tirage au sort bi ci ngoon si ca la ñu ko def Sénégal poule ba mu nekk ma nga ko bokk ak Égypte ak it Gabon. wàllu football fédération Sénégal bu football lu fas yéene amal ab assemblée générale juróom-ñaari fan ci weeru août ca tubaab jalaaw fa la ñu koy amalee ngir xool kan mooy doon président fédération Sénégal bu football yëf yi war a dox ci diggante kii ngeen di gis di Madi Touré mi sampu ndëndëm ne day bokk ak Augustin Senghor mi it nga xamante ne ji kon moo jiite woon fédération bi ñoom ñaar ñooy ñaari candidat yi xëccoo boppu fédération Sénégal bu football. mbokk yi lii mooy li fi gënoon a fës ci xibaar amoon mbégte doon leen ko jottali xibaar yi ne dellu si waat 20h ci tubaab lay doon ak soxna Naata Mbay jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm yàlla nañu yàlla sàmm ñu fanaan jàmm.